téere bi jiitu ñu tudd ko verset 13 lii la wax tu ne tueras ab yeble ab tegtal ab teralin boo xam ne aajuwul ci ab diine si on dit tu ne tueras pas bul faat amoo droit faat sa morom voilà que ça soit dans la tradition am nañu suñuy cosaan ak suñuy aada maanaam nit ki morom sa morom dafa doon mbindeef bu yàlla sàkk ci sa melokaano ak ci sama ndaayam doon dafa doon mbindeef bi nu war a sopp alors su fekkente ne yow mi nit da nga bàyyi xel ci loolu le di nga jox cër sa morom maintenant on parle de la violence faite aux femmes donc dañuy def différence bi entre góor ak jigéen waaye nan ko tàmbalee ca ndoxte la yàlla dafa sàkk nit nit njaay amul góor ak jigéen nit ci boppam léegi nag mu def leen ñu doon góor ak jigéen et c'est là le fondement du mariage ci wàllu diine chrétien dañoo ne yàlla ci boppam ci coobareem moo bëgg diggante góor ak jigéen mu daal di amee mbëggeel voilà le mariage naka noonu itam voilà aajul ci ab diine da nga suñu nee mariage si faw mu am coofeel déggoo bennoo suñu demee ba muy am violence ba muy am fitna xëy na dafa fekk rek ñu daal di bañ a bàyyi xel ci li di tekkee fu sëy muy doon sëy ci jàngu bi wala sëy ci diine l'islam sëy ci boppam dafa doon lu sell yàlla dafa sàkk nit ci melokaanam alors Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance mu def ko ci coobareem bu mat sëb de ko sàkk itam ci coofeel wax naa ko sànq sunu téere ci diine chrétienne ñu tuddee ko bible bi la bible téere bi ci jiitu moo di la Genèse mooy nettali naka la yàlla sàkki àddina sàkki suuf si ak asamaan si ak lépp loo xam ne dafa nekk ci àdduna si mu dal di bind nit teg ko ni ki kat yi saytu lépp la mu bind naka noonu ci ab misaal mënees na noo wax ne ba yàlla sàkkee nit mu def leen góor ak jigéen dafa njëkk a sàkk ku góor ki teg ci mu sàkk ku jigéen ki naka noonu l'homme il est responsable d'abord de sa femme maanaam suñ ko jëlee ci néegu sëy ah suñu ne suma jëkkër war na toppatoo wala sopp di teral ki di jabaram loolu lan moo tax nag ci sunu jamono tey muy am violence te fekk sunu ko jëlee ci Bible bi tout ce que Dieu a créé est bon c'est ce que dit la Bible. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui dans cette création de Dieu maanaam lépp loo xam ne yàlla da ko bind ci samandaayam ci coobareem mëttali ko ak coofeel bu mët sët ci kaw loolu de mu daal di jur di xiiro ŋaayoo violence loolu le fan la jógee nekkul leneen lu dul li di coobare la liberté de l'homme. Alors aujourd'hui on parle par exemple de guerre voilà sous ses formes multiples amatuñu jàmm ji fitna gi bëri na guerre yi ñoo ngi fii waaye suñu wax ne guerre xëy na dañuy xalaat dëkk yi am fitna xëy na ci sunu biir njaboot yi ci sunu néegu sëy lu ni mel moo ngi fekk baax ci naka la nuy dundee wala naka la nuy sàmmee suma diggante ak suma jëkkër wala suma jabar wala ci biir njaboot yi waaye bu njëkk ba yàlla ci boppam ni bind nit ci melokaanam ak ci sama ndaayam de koo mëttali ci kaw coofeel ak coobare waaye nag nit ki de koo bind ak coobare la liberté. Maintenant cette liberté c'est pas au sens philosophique voilà suñu ne liberté coobare li mu tekki ci wàllu diine chrétienne ci wàllu tere yu sell yi maanaam nit kat yi dunde coobare bi fekk baax ci moom yàlla dafay uta mëttali li di mbëggeelu yàlla te foog naa ne loolu le dina yëpp voilà ràññeeñ nañ ko
loolu lu am solo la naka noonu nit dafa doon mbindeef bu yàlla sàkk ci melokaanam. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pas un Dieu du yàlla waaye melokaanu yàlla maanaam mën naa teg xool nit maanaam xar kanamu nit mënees naa ci ràññee li di teewaayu yàlla. Alors l'homme est une créature sacrée puisqu'elle a été façonnée à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. loolu daf na yóbbee ci nu ñuy waxee anthropologie chrétienne su ñu ne anthropologie ci kàllamu grec anthropos moo di nit l'homme te su ñu ne l'homme c'est pas le musulman c'est pas le bouddhiste c'est pas le juif c'est pas le chrétien l'homme créature humaine maanaam nit ci boppam la mu tekki dafa doon kumpu gu rëy bu aajuwul ci ab diine aajuwul ci alal am mën-mën wala xam-xam nit mi def bu yàlla sàkk su fekkente nag ne yàlla moo sàkk nit def leen nu doon góor ak jigéen ah naka noonu mënuñoo wax ne ku góor ki moo gën a am maanaa ko jigéen ki ci wàllu bible bi on parle d'égalité égalité dans la dignité des personnes maanaam su ñu ne ah li di suma yelleef mais droit on parle de la déclaration des droits universels de l'homme ñaar ñi ñëpp ñoo bokk am droit bi xëy na amoon na jamono ñuy wax ne parité soo leen fàttalikoo waaye suñu ko sukkandiku ci li di téere yu sell yi ci wàllu diine chrétien dañoo ne mu di ku góor ki wala ku jigéen ki ñoom ñaar ñëpp dañuy wone li di xar kanamu nit bu yàlla sàkk ci melokaanam ci sandaay tous les deux ils sont égaux en droit et en devoir ñaareel bi moo di lan yàlla daf leen sàkk ñu doon góor ak jigéen homme et femme il les créa ci sunu jamono tey xëj na dinañu dem ba muy am xëccoo ku góor ki ne maa war a dogal loolu di andi violence wala yenn saa itam dans des couples ah du góor ki mooy dogal waaye ñun jigéen ki voilà ça arrive c'est dans nos sociétés waaye li gën a am solo moo di ne dans cette différence maanaam dana uutante nit ki ci boppam moom la yàlla sàkk daf leen nu doon góor ak jigéen ak suñu ne góor ak jigéen y a une différence waaye différence boobu nekkul ne ku góor ki day toog ci wetam keneen ki itam mais c'est dans la complémentarité maanaam dañuy sottante xalaat na tëlante waaw donc c'est la complémentarité kon ci néegu sëy su fekkente ne dañoo bëgg a saafara li di violence ñàkk déggoo bëgg a dund na mu waree ci benno ak manko ci jàmm ji ah nanu xam ne mu di ku góor ki wala ku jigéen ki ku nekk am nga solo ci biibel bi am na ku tudd Paul mu sell mi Paul wax di ngeen faral ñu ne Paul Mendy wala Paul Sarr Paul dafa nekkoon apôtre maanaam Christa bi ci boppam moo ko tànn ndax mu doon kat yi waare li di diine chrétienne wala sax l'évangile bi Paul moom la dafa bind ay bataaxal yu bëri ci am na bataaxal ba mu bind chrétien waa Éphèse suñu ne Éphèse faram tey ji mën nañu wax ne waa Zac wala ñu ne waa Thiali wala ñu ne waa Popenguine wala ab dëkk boo xam ne moom moo fa demoon waare leen li di kàddu yàlla yóbbu leen ci ngëm gi te woon leen li di yoonu yàlla waaye ñu dem ba ci diggante bi ñu amee problème léegi moom addu leen ab ay kàddu ab bataaxel jëmale ko li di ci li di diggante góor ak jigéen ci néegu sëy alors la vie conjugale et c'est ça que Paul a dit. Je vais lire en français après maintenant ko ci wolof
Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant par le bain d'eau d'une parole, qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Et il augmente ceci en disant, toujours Paul, de la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit, au contraire, et on en prend bien soin. Et il finit en disant, bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari, c'est-à-dire qu'elle donne du respect à son mari. Ma tënk ko ci wolof pour dafa ne yéen jëkkër yi na ngeen teral seen jabar file mu joxe misaalu Krista bi ak jàngu bi maanaam dafa doon ab kóllëre boo xam ne du deñ mukk ni Krista bi jébale boppam ngir jàngu bi ngir jot loonu li di mucc gi Paul mu sell mi dafa ne ah noonu itam ci diggante góor ak jigéen yu soobu ci jotaayu sëy war na noo àgg ba file maanaam ku nekk nga pare jébale sa bopp ngir sa morom mu teg ci ne jëkkër yi war nañu sopp seeni jabar ni seen yaram waaw dañuy teral suñu yaram di koy toppatoo misaal gi la jël mu doon lu am solo mu ne sopp sa jabar dafa tekki nga sopp sa bopp ndege teere bi dafa ne ñaari yeble yi lañ ñoo tënk li di te lépp la ñu bind ci biibal bi sopp yàlla ci sa xol mépp ci sa fit mépp ak ci sa doole gépp Yeesu teg ci ne ñaareel bi moo niroo ak bi jiitu nga sopp sa morom ni ki sa bopp aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de ce dont lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul ne kenn mosul bañ a sopp sa yaram voilà dañuy ut ay diw ak leneen maanaam dañ koy toppatoo ku nekk na nga sopp sa jabar ni ki sa bopp te ku jigéen ki itam dal di teral sa jëkkër ci tënk bu gàtt li nu mën a jàpp moo di ne su fekkente ni danoo bàyyi xel li di tekkee fu nit ci yàlla sàkk ci melokaanam ak ci samandaayam su boobaa dañu mës a ameeti wala dina wàññeeku li di violence maanaam ku góor ki dina jox cër bu ma sëkk ki di jabaram di ko seete ni ki moromam di ko sopp ni moromam di ko teral ndege dafa doon mbindeef bu yàlla sàkk ci melokaan ak ci samandaayam yàlla moo leen sàkk ñoom ñaar ñëpp te ku nekk ci ñoom dafa daal di am ay droit voilà dañuy faral di revendiquer suñuy droits yi les droits de l'homme on revendique nos droits waaye lañuy fàtte moo di ne ah ni ki citoyen dañoo am suñuy devoir wala ni ki jabar ak jëkkër dañoo am suñu devoir ci suñu néegu sëy xëj na dañ koy saagaane te loolu mu ngeen mën koo dégg seen benn bi ñuy juddu fayul seen suñu lenn ndaxte foofu violence métital boobu ñu leen def waruñu leen tegal beneen xëy na su ngeen defitee métital jëm ci ñun dafa am ci li mu sukkandiku te loolu nañ ciy leeral bala may ñëw di wax lu bari imam Diop bu caali moo ma dalal fii ci Thiès ndaxte dafa nekk ci développement di ci yëngatu ma bokk ci réseau islam et population ñu ñëw fii di yëngatu moom ma gis yëngatoom ñu dem ba léegi kenn lanu duñu ñaar kenn lanu tey jii rek la mujj bi si imam ratib la mujjee jiite mujjee def bayaan ci jumaam dama fay jiite dama fay def bayaan su ma nekkee Thiès AJS
ngeen di gërëm les femmes juristes di gërëm madame Dieng ndaxte madame Dieng moo ñu fi dalal ma xamanteeg moom ci ëttu kan imam As Baro Njegen te ku muy ku ñu ràññee ci biir Kees imam As Baro Njegen moo ma may soxna sama këram ak këram ñoo jàkkaarloo fekk madame El Hadj kon bokk xam nga fa abbe daanele foofu lay tàmbale ndax damay ubbil imam Diop la ma koy ubbalee nag mooy daaneel ak abbe ndaxte dafa am ñi féete mag dafa am benn woykat bu ñuy wax Johnny Hallyday kooku yàgg na de dafa woy booy bu am solo dafa woy ni si j'étais un charpentier si tu t'appelais Marie voudrais-tu alors m'épouser et garder votre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi. Je l'aurais construite pour toi seul avec mes mains. kon boog foofu ñu jàng lan sunu alquranul karim dafa am benn saar boo xamee ni Mariama la ko tudde saar bi yépp ni Mariama dunde muy mari da ko cee nettali mu doon soxna su sell mu doon soxna su baax mu doon soxna su mën a jaamu yàlla ba maam jaara buso dippee turam ganaka Mariama kon boog jigéen yàgg naa am cër te sunu boroom laata nag ñun ñu koy jox cër moo tax ñu tàmbale ñaan ndaxte abbe dafa ni woon ni nañ ko tëje ñaan te loxo yi ni Joseph tabaxale Mariama kër loxo yi warata dóor jigéen su dee ni télévision bi wax télévision bi di jottali sunuy mbir su demee ba borom kër yi ci seen dal yi leen soxna yi dalal suñ ko dégloo dootuñu mukk mettital ndey yi dootuñu mukk mettital soxna yi dootuñu mettital sœur yi dootuñu mettital daanaka wéttali ngeen ñu wéttali ndaxte mettital dafa bari ay fan te alquran jàngale ko ci ëttu Seydina Muhammad ci ëttu mag ñu baax ñi kon boog ñu ni ndaxte li ñuy ñaane day tënk téere yépp yi nga xamee ni moom la yàlla wàcce ci kaw suuf ngir ñu kennal ko kon boog ku nekk ci nun jigéen ñi yéen nu dur xeebuñu seen ñaan ngeen koy yelu ndaxte seen ñaan ngeen koy yelu moo ñu dig ñun doom yi ndaxte yéen a njëkk muñ ci sunuy mbir kon bokk seen ñaan dafa am solo ci njaboot gi yal na yàlla barkeelal seen njaboot allahumma inni as'aluka bi muhammadin nabiyika wa ibrahima khalilika wa musa najihika wa isa kalimatika wa ruhika wa bi tawriti musa wa injili isa wa zaburi dawuda wa suhufi ibrahima wa furhan muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbi rijali samadi inna fatahna laka fatan mubin salamun qawlan min rabbil rahim ببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان حي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة مراد كلمته سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين jërëjëf ci teewlu gi abbe ñu ngi lay teral di nuyu waa église bi yépp ndaxte
dama ko waxoon ci njalbeen ni damay ubbil sama frère imam Matar Diop ndaxte yàlla subhanahu wa taala li mu ñu binde dafa bëgg ku nekk ci nun ngay góor ngay jigéen ngay mag ngay ndaw bul mettital mukk sa mbokkum doom aadama mettital ci xel ndaxte soxna si ñëw na ci biir néeg bi tegal sëñ bi daanaka maafe bi tàng jër kanam ngi saxaar te jëkkër ji jóge na ci liggéey jëkkër ji ni ko soxna si bul upp maafe bi tàngul uppal kanam gi kon boog mettital la ndaxte moom ba mu wàccee amul mbégte maam Jaaratullah ñu seet nan la doon terele borom këram ba am sëñ Tuuba maam Fatou Wele nan la doon terele borom këram ba am Sidi Hadji Malick kon boog loolu suñ ko amee rek duñu sori dañuy jege lool kon boog jàmm la ñuy war a wut ndaxte it nag ci xel day mag ñi dañuy wax ni waxtaan mooy dundu gor lu mu metti metti nañuy waxtaan ndaxte dafa am loo xamee ni mooy dem ba indi dóorante mooy dem ba indi xaañante mooy dem ba indi sotti dëwlin mooy dem ba indi kon boog faw la koy war a laytaay mooy la nga xam ni mooy wàllu gor mooy waxtaan kon boog yàlla subhanahu wa taala bam ñu bindee daf ñoo bind ci jàmm soo dugg ci julli allahu akbar ngay wax soo cay génn asalaamualeykum weeru koor la muy màgg yépp salaamun hiya tamat lay fajar jàmm ak dal ba fajar suñuy dugg àjjana salaamun xawlan min rabbin rahim kon boog yàlla subhanahu wa taala léppam jàmm la ko teg moo tax mag ñi ne wax moo gën fii ñu nekk ca bàmmeel ak fa ñu jëm yàlla nañu yàlla may jàmm ci biir néeg yi yàlla nañu yàlla may jàmm ci penc mi waaye jàmm ji nag kenn moo koy indi mooy nit ñi seen biir ndaxte yàlla su bindoon ay jigéen rek adduna bi soof su bindoon ay góor rek adduna bi soof ajjana ay jigéen yu baree fa nekk ay góor yu bari te jurante amul waaye yàlla leen bind soxna ya yàlla ñoom la gën a tudd muy ay xuurul ayn góor ña nekk ñoo xamee ni duñu màgget mukk kon boog loolu daanaka mbégte gu yaatu la te loolu lenn donc mën a may jàmm moo tax adduna bi yàlla indi ñu fi bind ñu ci ay góor ay jigéen ñu bañ a mettante ci xel ci jëmm ci jëflante gépp ñu war ko teg ci jàmm kon mbokk mbokku chrétien yi mbokku jullit yi mbokk yi nga xamee ni dañuy jaamu leneen te jugul ci ñaari diine yi nañu xam ni yàlla moo nu bind te lay dem bay suuxat sunu biir mi ngi nekk ci sunu jëflante ba neex ba nga xamee ni moom ngay seen nit xamoo ko ca Adam et Ève ngeen gisante rek am benn ferñeent boo xamee ni judd na ci moom judd ci yow ngeen gisante rek bëggut leen tàqali ko kon boog loolu dañ koy sàmm muy mbëggeel mawadda wa rahma suñu demee ca jàkk ji takk sëy bi loolu lañ koy tënkee te yàlla mañ ko wax ci alquran mawadda wa rahma kon boog loolu suñu dee gunge rek penc mi ci ñooñ politique yi ci ñooñ diine yi ci ñooñ daanaka diggante yi rek ndaxte ñooñ ñoo gën a fes foofu su booba rek jàmm may am ndaxte yonent bi moo wax ni ci yëg-yëg doo nekk mukk jullit ci yëg-yëg su dee ni yëgaloo sa moroom li nga yëgal sa bopp ni ko abbe waxe soxna si yaa ko war a sang mu war la sang ndaxte fa la budda bés boo génnee àdduna yow miy góor sa soxna moo gën a yell ci sang la ñu jébbal sa borom kër moo gën a yell ci yow mu sang la bala ngeen jox ko keneen kon boog na ngeen sangante fii bala ngeen a sangante feneen kon boog nag suñ koy duwal foofu rek day yomb bala maa xuus yaram wi tàng te du ma njóobeen njayeen la ma jox njóobeen bi mu yeggale
dañuy wax ni borom bi subhanahu wa taala dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu nekk ci biir saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nekk boo ko masoon fekk mu nekk biir këram danga naan mooy jëkkër ji gën ci nu mu yërëme ay soxnaam nu mu leen ñeewante nu mu leen fonke ñu ngi nuyu maire Fatou Badiane bu baax waaw ñu ngi koy nuyu kuy femme buy sawar ci wàllu développement la bërki démb rek laa dégg Mariama Diallo di la wax activité bu ngeen doon am fii bu ko defee boo ko fekkee foofu mu ak ay doomam mooy waajur papa ji gën ci njabootam mais soo ko fekkee ak ñi muy liggéeyool ñi koy liggéeyal en tant que chef d'état da ngay yaakaar ni ñii ay copains lañu ci jàmm ju ñu am du gëdd kenn du frustré kenn du jaxase kenn loolu moo tax Omar ibnul Khattab mi ko doon ci moom benn bés benn ku koy liggéeyam benn fonctionnaire am fekk mooy chef d'état mooy président de la république nekk ci biir këram wàcc waaw mu fekk ko mu ngi sëgg mel ni fas xale yi di yéeg ci kawam bi mu ko gisee rek dafa tiit ni mais président looy def nii mu ngi mel ne tey Macky Sall defoon ko président li ngay def nii mu ni ko yow mbaadu doo def nii ak sa njaboot doo fo ak say soxna ngeen baal ma ci terme bi doo fo ak say doom doo def lii kon de yow doo fonctionnaire bu baax loolu la ko Omar ibnul Khattab wax xoola ak ñun fiñ toll tey sama classe gi balaa ñoo jaay ne góor lañ wala balaa ñoo jaay ni kilifa lañ ñëw ci kër gi buñ jubee kër gi rek changer caractère waaw buñ duggee kenn du bouger xale bu wax ñu fàdd la ku wax ñu noppi loola falax mais loolu du diine jëlewuñ ko ci l'islam jëlewuñ ko ci christianisme jëlewuñ ko ci benn diine ndax dégg leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ko borom bi subhanahu wa taala wax dani ko bi nga nekkee ci sa biir saxaaba yi walaw kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min xawlik su fekkoon da ngay jaay tàng xol wala da ngay jaay mer di guux ay lex mais kenn du la faale boo leen gëtane ñu xam ne yow yaa leen yilif yaay seen chef yaa leen yilif bu ko defee ñu def li nga bëgg rek mais boo leen wanee ginnaaw ñu def lu leen neex mais ki nga xam ne yow chef nga ko mais am nga autorité ci moom mais da nga koo bàyyi ak conscience tranquille am man loolu moo tax école bi ma nekk je dérange tout le monde parce que man sama conscience rek laay liggéeyee ku ma gëddul laay male man li ma gëm di ko def rek moom laay def waaw li ma gëm di ko def ci côté bu nekk nag waaw moom li ma gëm rek moom laay def mais am na ñoo xam ne dañ lay teg pression boo xam ni am na ci borom kër yi ci góor ñi sax la ëppee teg la pression boo xam ni soxna si day sonn comme ni ko imaam doon waxee sànq waaye wa shawirhum fil amr loolu moo neex soo ñëw da ngay waxtaan ak ay sa soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan kaf ak soxnaam yi Aïcha mi ci gënoon nekk xale yonent bi arab yi dañ daan def par exemple course mais Aïcha comme dafa tuuti gàtt du jot du seen buñ taxawee ci mur bi yonent bi xam nga nu mu koy def da koy yëkkati teg ko ci ay mbaggam gan góor mooy def loolu jël sa soxna teg ko ci say mbagg kenn du ko def ku ko def sax ñu ni kii xoola kii ni mu ñàkke fulla Sëriñ Cheikh mas na ko nettali ci foire ba benn conférence bu mu doon def ci foire ba benn borom xam-xam boo xam ni ñëpp dañ ko daan seet si mu ngi mel ne tey nga ni xalif général rek nee na benn bés dafa am benn taalibeem bu ñëw ci taalibeem mag yi ñëw këram di ko kii dégg mu naan soxna si wàcc ma sama taalibe yi léegi ñu ñëw xam nga de soxna si bu kii da ko naan boot ma ñuy wër néeg bi waaw ñuy wër néeg bi xoola ma lool te kooku bu doon tey ñu ni xalif général moo ko def soxna kiyam moo ko def loolu mooy humanité parce que yéen ñaar da ngeen di compléter kenn ku nekk day compléter moroomam mu ni ko wa shawirhum fil amr su fekkee mbir mu mën a doon na ngeen ci waxtaan yow ak sa borom kër na ngeen ci waxtaan su ngeen tëddee ba guddi yéen ñaar képp ngeen waxtaane seen mbiri bopp su demee nag loo xam ni dañuy këtt ni joll nga xam ni yow yaa war a décider mais nga décider parce que yow nag ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa mooy comme li Abbé doon wax responsabilité moom yàlla ci loxo ku góor ki la ko teg waaye en matière de droits et devoirs
wala ay acte culturel yooyu moom ñépp a ci yam innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat ah wal xaanitina wal xaanitat wa taibina wa taibat wa saabirina wa saabirat lu ci yàlla teg nee na jullit bu góor bi nekk jullit di julli moo ko jigéen kiy julli ñoo yem képp yool kiy woor di góor moo ki woor képp ñoo yem ñoom ñaar ñoo yem ab ñoom ñaar ñoo yem ab yool ñoom ñaar ñoo yem képp ab yool moo tax ci njabootu Cheikh Ahmad Bamba am na kenn ku ñu jëloon di ko yóbbu ba ci borom këram mu dem ba ci diggante muy dem bay bëgg a àgg mu dem ba si armeel yi mu ni dama bëgg ngeen may ma pour ngeen taxaw tuuti boobu fas moo doon yóbbu nit ñi mu daal di taxaw dugg ci biir armeel yi toog diir ñoom dañoo yaakaar sax dafa daw wala dara parce que boobu buñ doon jël nit di ko yóbbu borom këram du ñoom ñaar duñ xamante sax dañuy koy jël rek teg ko ci fas yóbbu waaw ku ko defoon tey moom xam naa voilà mais nag jigéen buñ koy mayee bëgg nañ ci consentement am waaw léegi bi mu defee loolu ba pare ñëw yéegaat ci fas bi jooy ba simbooy rangoñam ñu dox tuuti mu daal di teqet rey ñu ni bi ñu eggee nag ñu ni ko waa soxna si tey yow dangaa def lu ñu jaaxal yow dañoo ñëw nga ñëw ba ci armeel yi nga dugg jooy sax xam nañ ko ku jóge ci ay armeel xaj na dafa am koo fi doon ziyaara wala dara mais ree ji nga def moo ñu jaaxal mu ni leen gis nga man ba may jóge sama kër suñu kër sama papa ak sama yaay dama ñaanoon ci sama borom ni bis buñ ma tegee sama ëttu borom kër sama néegu borom kër duma jël sama ndabal fay suñ ma jëlee rek suñ ma muuree rek dañ ma yóbbu ci armeel yi waaw loolu laa doon jooy ñu ni ko ree ji nag mu ni sama borom daf ma xamal ni noonu ma fa nekke noonu muñ ba am loolu dinaa jur koo xam ni ëllëg gi si biir ku mu ni awal fii nga aw fa jigéen loolu lay ndamoo te toujours ñun dañ koy wax ci suñuy xutba jigéen kese moo mën a taxaw ñu jël ko jox ko borom kër mu yëkkati loxoom ni fii dinaa fi jur koo xam ni ndawal buur lay doon soit muy président wala muy député wala muy borom ndomba tànku àddina wala muy borom ndomba tànk ci wàllu yàlla mu nekk mu jur imam wala xalif général wala nitu diine koo xam ni kenn du ko werante ak moom jigéen rek moo ko sañ amul genn góor muy man ak sama morom kenn ñemewul yëkkati loxoom góor ni dinaa jur wàlliyu wala dinaa jur président de la république jigéen nag bu koy neex mu koy def waaw bu koy neex mu koy def ba nëga ni ñi soxna yi imaam doon wax muy ku mel ne maam Fatou Wade Wele soxna Kumba Ndooy Adama Aïcha ak maam Jaara Buso ak Marie mi ñu doon wax nii ba nëga ni jigéen ñi mën nañ leen a jur fa mbaax doon am ba nëga ni ma ngi fay am kon pour jeexal dañuy wone ni violence yooyu ñuy wax sous toutes ses formes moo xam violence verbale la wala violence physique wala violence psychologique yooyu yëpp islam daf ko combattre parce que comme ni ko yonent borom bi subhanahu wa taala waxee dani jigéen dañ koy teral Ali ibn Abi Talib mas na am benn waay boo xam ni dafa ñëw jekki-jekki rek talaata soxnaam soxna si mu yaakaar ni soxna si day jooy soxna si ni ko yow dangaa xamul sa bopp dangaa xamul liñ la jox rek waaw man jamaa nag kenn du ko teg ci loxo yu tilim waaw samay waajur ñoo ma tooñ waaw Ali ni ko ndaw si wax na la dëgg jigéen laa yukrimuhunna illa karimun wala yuhinuhunna illa laimu koo gis muy toroxal jigéen di def violence ci moom rek baadoola la waaw koo gis muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mësul yëkkati loxoom dóor jigéen xanaa teral ko rek waaye koo gis muy teral jigéen rek kooku sang la waaw kon loolu ñuy wax ci maanaam violence yi même ci wàllu cadre sëy dañuy wax naan fase xam nga passé yàlla nañ ci yàlla musal borom bi subhanahu wa taala dani abadul xalaal at talaq yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax nee na yàlla li mu gën a sib li mu gën a bañ mooy passé parce que fa ñàkkante ki yante kóllëre fecc kóllëre la waaye gis nga islam lim la wax buñ la mayee buñ la joxee soxnal islam lim la wax boo ko defee amaana du ngeen àgg foofu ñu bëri dañ dul àgg foofu sa soxna da ngeen di wax ñaari baat rek nga mbëkk ko
ah moom amul doole mu wax la sa musiba sëy ba yam fa mais su fekkee ni dalaa def dara nga muñ ko góor moom li mu war a baaxoo mooy muñ ñun ñii de suñu way jur loolu la ñuy wax da ngay am lu la metti sa soxna ñëw wax ko xam nga lan la lay wax muñal pare na ci waaw muñal la lay wax pare na ci demal nga muñ mais boo muñee di nga gis tuuti ne am na changement mais xat-xat xoo jooju du ko faj da ngeen di bàyyi ba dugg seen néeg yéen ñaar kese ngeen waxtaane ko waa soxna si li nga ma def tey nag xam nga mu ni lu ma def nga ni nangam ngeen juboo jeex na mais bo surtout li ci gën a bon mooy li ñuy xewal tey bu ngeen génnee tàccoowu koñ bi yëpp génn ngeen di saagante li ngeen waroon a nekk ci biir néeg yëpp ngeen won ko waa penc mi loolu musiba la. salaamaaleykum maa ngi tudd madame Fall Faty Diadji Seck nekk juriste fiscaliste nekk membre association des juristes sénégalaises nekk consultante à la Boutique de droit de Thiès. waaw tey dañu amoon lu ñuy wooyee benn forum bi thème bi moo nekkoon sur les violences basées sur le genre maanaam xeetu métital yi loolu moo nekkoon thème bi tey. xam nga li nga wax sànq ku ñu takkal wujju mu soodee wujju ba wala ku ñu takkal wujju mu am nu mu def ak borom këram loolu dafa nekk rek loo xamante ni moom moo nekk actuellement fan yi ci média bi waaye violence gën na yaatu loolu. soo déggee ñu naan violence basée sur le genre du violence rek bi jëm ci jigéen wala violence bi jëm ci góor mais violence bi jëm ci ñëpp parce que bu ñu waxee genre boddiwul kenn genre maanaam mooy li ñuy wax boole ñëpp ci lépp genre day jël en compte xale day jël en compte mag day jël en compte population yi nga xam ne mooy les populations vulnérables jël en compte jigéen jël en compte góor jël en compte les handicapés donc genre ñëpp la boole violence nag dafa nekk loo xamante ni lu doy waar la. te violence dafay nasaxal réew day nasaxal économie réew dafa nekk loo xamante ni dañ ko war a bannir warta am donc tey suñu forum bi c'était axé sur la violence basée sur le genre donc mu ngi waroon nekk ci ligne de mire bi nga xamante ni mooy les 10 jours d'activisme mooy li ñuy wax oranger le monde donc tey nag PASNEC mooy bi nga xamante ni moom mooy benn kii la benn projet la boo xamante ni ñu ngi ko logé au niveau du ministère de la femme ñoom la ñu àndal ñoom ñoo ànd ak waa AGS ubbi boutique de droit de Thiès bi nii donc activité bi tey activité PASNEC la ñoom nañ ci àndal ñoom ñoo ko financé. toll ci ñun li ñuy woowee jamono sensibilisation te yaakaar naa nag sensibilisation bi mi ngi jàll bu baax a baax ndax bëgg na na gox ak goxaat bu nekk ñu war fa mën taxaw waxtaan ci lu jëm ci violence wax lan mooy violence wax yan anam violence ñoom ñoo am wax tamit li nga xamante ni bu amee ki mu dal nan la war a taxawee askan wi nan la war a taxawee ak tamit li nga xam te moom la ci yoon wax donc ñun ñu ngi ci tànku sensibiliser lawal ko ñëpp xam lan mooy violence ñëpp xam ne violence yoon da koy tere waaye nag pour wax mi ngi dellu gannaaw wala dafa taxaw loolu statistiques yi ñoom ñoo ko mën a wax. alors ci rôle boutique de droit bi tey lan mooy boutique de droit dafa nekk création AGS mooy association des juristes sénégalaises AGS dafa nekk association boo xamante ni dafa ay juristes yu jigéen ñi ngi ay jigéen yu nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu yoon ñoom ñoo ko créé donc AGS moom moo teg li nga xamante ni moom mooy les boutiques de droit boutique nag bu ñu ko déggee rek suñu xale dem ci jënd ak jaay waaye boutique AGS yi jënd amu fa jaay amu fa askan wi lañ fi nekkal te lépp lu ñu def rek dafa gratuit soo gisee na ñu jël turu boutique maanaam notion de proximité bi la ndax tey sénégalais bu xëy di nga dugg ci boutique di nga jënd wala am loo jaay loolu moo tax ñu ne boutique suñu waxee boutique nag pour mu accessible à tout le monde pour ñëpp ñeme ko war faa mën a ñëw boutique yi nag li ñuy def moom mooy assistance juridique et judiciaire maanaam képp koo xamante ni am nga problème boo xamante ni dafa jëm ci wàllu yoon wala sax nga am rek lënt sa xel ci loo xamante ni dafa laal wàllu yoon boo ñëwee nañ la gindi soo soxlaa ñu accompagner la boo soxlaa également ñu assister la loolu mooy rôle boutique de droit donc nag ci domaine droit yëpp que mu nekk droit de la famille que mu nekk état civil que mu nekk droit commercial que mu nekk succession lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu yoon boo fa ñëwee di nga fekk ay spécialistes yoo xamante ni dañ la mën a gindi accompagner la leeral la tamit
alors ci jotaay bi mu mel ni abbé yi teewoon nañu fi ak imam yi ñoom ñëpp dañoo dellu rek wane ni bible bi ak Coran bi ñëpp dañoo wane yàlla ko sargal jigéen jox ko ay kii surtout tamit ci vie conjugale am. ni mel taxawaay. waaw xam nga suñuy wax askan maanaam société tënkuwul rek ci yoon dafa am. te xam nañu sunu société ni mu demee dañuy jox cër bu baax li nga xam ne moo jëm ci wàllu diine jox cër bu baax li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu aada donc ñaare bu ñuy def jotaay yi dañuy bëgg woo ñi nga xamante ne seen xel dafa màcc jëm ci wàllu diine ñoom tamit ñu mën a ñëw toog wax li nga xam ne moom la diine wax seen position te tey kat ci waxtaan bi dégg nañu ni li yoon wax moom la diine wax diine chrétienne moom la diine l'islam wax maanaam violence ñaawteef ñëpp a ko tere muy diine l'islam muy diine chrétienne muy yoon donc ñaawteef amul place ci biir askan wi. alors très bien ñu gis ni tey bëri na ñu doon wii fii muy le département wala la région de Thiès bëri na jigéen ñi fi nekk ñëw gis leen liggéey bi ni mel naka ngeen ko defee pour rek ñëpp mën a xam taxawaay bi nga xam ne xanaa rek pas nag ñëw doole de droit comme ni ñu koy defee à chaque fois ñu ànd ci ak service développement régional communautaire ànd ci également tamit ak service départemental bu développement communautaire ànd ci tamit ak SEDAF bi donc ñun ñëpp ñoo lëkkaloo def synergie d'action woo mbooloo tamit ñëw tamit en masse dégluñu am yitte lool ci li ñuy wax loolu daal moo tax tey jii suñu journée bi ni am réussite bi nga xamante ni moom la ñu gisandoo. alors fan ngeen di sukkandiku pour am ay koppar pour mën def seen activité. waaw xam nga ñun moom société civile lañu. donc amuñu ay fonds yoo xamante ne suñu ay fonds propres la donc bailleur rek la ñuy àndal comme suñu boutique de droit bii nii parce que nag moo ci accompagner moom moo ubbi boutique bi moo ubbi boutique de droit bu Thiès moo ubbi boutique de droit bu Sédhiou ak également te mi ngi jël en charge boutique de droit bu Kolda si benn partie donc à partir de PASNEC am tamit yeneen bailleur parce que AGS yàgg na AGS depuis 1974 mu ngi liggéey pour askan wi te tamit am nañu bailleur ñu àndal su ma toogoon tey di ko lim yaakaar naa ne bu dina fi yàgg lool te du jeex wala tamit dinaa dëggal juumte donc ànd na ñoom ñu bëree waaye tamit doyul ndaxte askan wi lañ fi nekkal askan wi lañ fi liggéeyal te tamit lu ñu def doyul tey bu ñu sañoon ñu am boutique de droit ci ruq-ruqaatu Sénégal bu nekk mu nekk comme boutique képp ku tourné rek yam ci ñun mënu ñëw dis sa soxla ñu mën la accompagner mën la gindi. ban njeexital lay am ci askan wi. waaw xam nga li ñuy wax rek dafa am benn adage en droit bu naan nul n'est censé ignorer la loi ñu ne même cultivateur bi nga xam ne ma nga nekk fee Fongolimi yor dabaam di bay suñu xasee ba édicté benn loi publier ko ci journal officiel moom dañuy jàpp ne xam na ko xam nga ko loolu xaw na doy waar donc ñun dañu bëgg képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo ci soxu Sénégal nga xam lan mooy sa ak xam lan moo sa yelleef xam tamit lan la yoon may ak loo yoon mayul loolu nag li ñu koy def li ñu koy may moom mooy une sensibilisation wàcc ci askan wi dem fu nekk amaan nag AGS sax bépp goxu Sénégal rek AGS teg na fa tànk waaye ba tey doyul sensibilisation yi doyul donc peut-être xanaa ñuy ñaan rek yàlla gën ñu boole ak ay bailleurs yu nga xamante ni dinañu ñoom dugg ci suñu ligne de mire bu ko defente ni ñu mën a gën a taxawal te gën a taxaw gën a liggéey pour askan wi xam seen ak seen yelleef xam tamit également lan mooy yoon lan la yoon tere ak lan la yoon terewul. xanaa rek di ñaan rek violence jeex ci Sénégal ndax violence dafay nësaxal askan violence day nësaxal famille violence dafay nësaxal am réew violence fu mu am naataange du fa am ndax nag jàmm fu mu amul rek dara mënu faa law donc violence yi daal la ñu bëgg suñu duggee ci atum 2019 bi ñu am zéro violence dans les familles zéro violence dans la rue zéro violence ci Sénégal bi yépp